asalaamaaleykum sëñ Cheikh Darou maa ngi lay nuyu di la ziar Viviane maa ngi lay ziar maa ngi lay ziar baax Daour Diop maa leen di bëggee leen nuyu bu baax El Hadj Cheikh maa leen di nuyu bu baax leen bëggee leen ziar bu wér a wér di kontaan dajawaat ak yéen ci waxtaan bi ñuy def ngir saafonte ak yéen ngir aussi leeralante lu bari ci li nga xamante ne bi moom moo xew ba tax na comme niñ koy waxee rek ñu tàmbali waxtaan bi tey nag fii laay génn tey wolofal sëñ Mbay Jaxate laa bëgg a ubbee ngir nit ñi xam ñun li man gisee ma sol yére bi tey dafa am ñu bind ñu ma identifié ci yére bi wax ne je suis un ennemi de la Casamance ñoo xam ne il tente de détourner l'opinion il tente de détourner li nga xam ne moom mooy le vif du sujet looloo tax yére biñ ma étiqueté woon nga xam ne moom lañ wane tey ci réseaux sociaux yépp wax ne man je suis un ennemi de la Casamance je suis un insulteur de la Casamance je suis je ne sais quoi yére boobu moom laa leen solal tey yére bi mi ngi nii moom laa leen solal tey parce que yére bi lañ ma identifié parce que moo nekk te comme nee nañ moom laay saaga moom laa sol tey parce que il faut que quelques mensonges ñu dellu nag ci le vif du sujet parce que ñun kenn mënuñoo détourner ci suñu objectif ñun bañuy politique moo tax bu ñu yaakaaree ne ñun danañ ñoo mënal dara dañuy nax seen bopp bu ñu yaakaaree ne ñoo ñu gën a dëkk Casamance dañuy nax seen bopp man Sylla laa sant moo tax yéen ñi yaakaar ne yéen a ma gën a dëkk Casamance wala yéen a ma gën a xam Casamance wala yéen ay Casamance yi ba lu leen ne gënu leen maa dëkk Casamance gënu leen maa bokk Casamance du ngeen nit yi dara yéen ñooñu di ma saaga boobu ba léegi loolu laa leen di bëgg a ubbee pour nuyoo leen ko d'abord pour ngeen xam ne man ñëwuma pour changer d'un iota ci li ma waxoon changer wuma un seul iota waxuma la procureur de la république bi ngeen di wax waxuma la procureur de la république leen cour pénal international Hollande ngeen di dem national man depuis 12 ans maa ngi ci réseaux sociaux je n'ai jamais insulté une personne moo tax man mënu leen maa taqal mënu leen maa gàkkal c'est faux da ngeen di nax seen bopp rek mënu leen maa indil benn problème parce que ba ma dee Assane Sylla ba tey kenn mësul gis ci réseaux sociaux yi 12 ans bari nañu yor seen làmmiñ ñi di wax barki dem ngeen leen xam de ay 2017 2018 te tey ñu ngi takk rajo yi di wax yor seen làmmiñ man 2008 ba léegi maa ngi ci réseaux sociaux yi nit mënu laa génneel benn vidéo bu Assane Sylla di saaga nit mënt amul je défie quiconque bu yeewoo fii ci Sénégal na la génneel vidéo bu Assane Sylla masa saaga doomu aadama ça n'existe pas moo tax fen baaxul fen ak manipuler ay nit am na ci loo xamante ne bi boo ko xasee tàmm da ngay dem ba say wax dootul am crédibilité
te bari na ci gone yi Sonko yi gone yoo xamante ne bi seeni wax amatul crédibilité parce que dañoo fen ba yàqu te li ñuy wax dara du ci dëgg dara du ci dëgg. xool leen li ma leen doon wax démb tey bi ñu xëyee photo bii laa njëkk a gis tey bi ñu xëyee photo bii laa njëkk a gis de moom lañ njëkk a def photo bi ñu xëyee tey photo bii laa njëkk a gis tey ñu daal di stigmatiser daal di may def une croix bi ñu paree ci boobu ma gis bii nee nañu waa Casamance waaw loolu lañu wax ñu ngi nii nee nañ man damay saaga waa Casamance ñu tegaat ci beneen ñu ne Assane Sylla n'est pas la voix autorisée de xawma lan ak lan wax ba tudd parti réew mi te man je ne suis pas un militant de parti réew mi léeg-léeg fois man je ne suis pas loolu moo leen di wan ne dañuy fen encore ñu defati ne Assane Sylla il faut une plainte contre Assane Sylla auprès du public les propos malsains discriminatoires mi ngi nii encore une fois ñii tamit defaat loolu xawma ñan la lii ñii aussi maanaam di fen yoo xam ne naan Assane dafay ci parce que dañoo bëgg a détourner wax ji fu mu nekk alors que ñun communication lañ jàng mënuñ ñoo nax mënu leen a fexe ba problème bi ñu koy changer ci affaire ethnie naan Assane Sylla déet problème bi Ousmane Sonko la ak ñooñam ñooñu la ñuy régler Ousmane Sonko ak ñi ak Ousmane Sonko di saa c'est ça le vif du sujet te ñooñu dañ leen a war a yar mais mënu leen a ma détourner man ci sama objectif te tuuti ay gone yu ndaw waaw Viviane Souleymane maa ngi lay nuyu di la remercier sax ci vidéo boobu benn waay bu nekk Amérique xaw ma ko musuma koo seetaan benn waay bu dof la sax parce que déjà nee na man dama gay ci ay saaga c'est faux waxul dëgg benn waay bu nekk Amérique la xaw ma ko jéemuma ko sax xam parce que kooku dof la ku xam Assane Sylla dëgg di nga xam ne Assane Sylla du saaga doomu aadama du saaga lu nit kooku di wax loolu nag dégg naa dafa wane sama vidéo bu may waxee Hélène merci je te félicite te il n'a rien compris comme il n'a rien compris te dof la mu daa voilà leer na nag mi ngi nii di féliciter Hélène Gaye muy saaga Ousmane Sonko c'est faux encore une fois c'est des manipulateurs c'est des gens yoo xam ne xam ngeen la moo taxoon El Hadj ambassadeur El Hadj Cheikh Faye Viviane dañuy fen rek xam ngeen la moo taxoon ma félicité Hélène xam ngeen lu taxoon ma félicité Hélène Gaye won bi ma won vidéo yi nga xamante ne bi ñi doon saaga xam nga man du ma seetaan ñii saaga du ma leen seetaan ñii saaga sëriñ bi noonu man du ma leen seetaan de waaw man du ma leen seetaan ñii saaga sëriñ seeg saaga ku mu mënti doon du ma leen xool musuma leen a seetaan ñooñu xàmmeewu ma leen buñ ma leen woon ni xaw ma leen léegi Hélène Gaye bi mu publier vidéo yooyu nga xam ne c'est des insulteurs te ñu jara dénoncé lañ boobu laa naan Hélène merci je te félicite et je t'encourage parce que dafa am ñu ko doon saaga di ko wax ne yow saytaane nga yow yaa da ngay jaxase saytaane nga man loolu laa doon féliciter Hélène naan ko je t'encourage et je te félicite mais félicité wu ma Hélène ci ay saaga parce que dégluwuma sax man audio yàlla bi ma tiim xam na ne dégluwuma ko sax wax loolu naan kii la waaw jarul tontu mais dof la ab dof nag da ngay xam ne dof la dama ci jaaroon nii rek pour rabasker ko benn 5 minutes pour xamal leen ne nit kooku doon leen won naan leen voilà Assane Sylla ngi nii félicité na Hélène mi saaga Ousmane Sonko day fen waxul dëgg sama yoon nekkul ci moom jéemuma koo xam duma perte sama temps ci énergumène yu mel noonu wax fa dëgg yàlla duma ci perte sama temps xuma ak moom dara je ne le connais même pas il ne m'intéresse pas je n'ai jamais insulté qui que ce soit depuis 12 ans moo tax fen baaxul boo fenee dañ lay ridiculiser comme ça je n'ai jamais insulté qui que ce soit Hélène Gaye dañ ko doon saaga ci yónnee gu ma yónnee ay vidéo saagakat yi parce que loolu moo tax man ma jot ci ba mën leen dénoncer donc Hélène Gaye
ci li ma yónnee vidéo yooyu ngir man aussi ma mën a xam ne ndekete ñii ñi ngi toog di saaga Serigne Touba. loolu laa ko doon waxee Hélène merci je te fais. n'a rien à voir ak dof boobu li muy wax dof la rek kooku moom vraiment te tey laa mas a wax ci dof boobu te tey laa ci mujj wax ndax sama yoon nekku ci moom intéressé wu ma. nañu dellu si nag ci sunu sujet li nga xamante ne bi moom moo xew mu ñu cee détourné man sama yoon newut ci ay ñi wax naan day stigmatiser Casamance c'est faux. man parti réew mi duma seen militant bokkuma parti réew mi man je suis un allié de Idrissa Seck loolu moo leen di won ne wax ne encore une fois ay dof lañ xamuñu dara. man je suis un allié de chef de parti allié wu Idrissa Seck àndoon ak moom si présidentielle yi. donc suñu jógee da wax na pan de réew mi commencé di loolu moo lay wonaat encore une fois ne déjà ils ne réfléchissent même pas. c'est des tarés yoo xamuñu ci dara. man li may wax du ma Samba du ma Demba du ko dëkk Casamance du ko dëkk Podor du ko dëkk Matam du ko dëkk Fatick du ko dëkk Tamba du ko dëkk Saint-Louis du ko dëkk Dakar du ko dëkk Diourbel du Thiès du Kaolack du fenn foo xamante ne bii li may wax yow am nga maqaamaa tere ma man li ma bëgg a wax amul. moo tax bu ngeen yaakaaree ne man ngeen inondé réseaux sociaux yi di ma saaga di ma étiqueté pour yaakaar ne man dama ragal di ma mën a seen njër xamu yëguma ne sax ñi ngi existé yëguma leen sax. Ousmane Sonko mooy sama nawle moom lay waxal na yar goneem yi dañoo xamadi kilifa diine yi duñu seen moroomu baay duñu seen moroomu ndey duñu seen moroomu maam. kilifa diine yi dañoo am histoire am taarix fii ci Sénégal bu fekkente ne bi da ngeen di bañ ñu wax ko nag bee boo ngeen dee dugg ci suuf si. loolu laa leen di njëkk a wax parce que maa ngi ñëw tey xuus ci yéen lu baree bari parce que on dirait que yéen vous n'avez pas encore compris. on dirait que yéen da ngeen yaakaar ne yéen a moom nit ñi. on dirait que yéen da ngeen yaakaar ne Sénégal ba kenn amul sañ-sañu critiquer Ousmane Sonko. vous allez voir. Sonko nit simple googu mu doon day def ay erreur ñu di ko critiquer. lépp lu mu def loo xam ne nag jar na ànd ak moom man dinaa ànd ak moom. lu mu def rek barki Dembo Njaay bi mu génnee ci palais bi taxaw ne 1000 milliards yi na leer dama ne d'accord na leer. bi mu génnee barki Dembo Njaay taxaw ne ñi nga xamante ne bi dañoo fayul TVA kenn warul leen a exonérer dama d'accord. ñi nga xamante ne bi dañoo fay impôt wu nit ñi ba pare versé wuñu ko buñ leen baal dama d'accord. xam ne xam naa bu baax du yéen xamu leen dara ngeen jàpp ne yéen a gën a yeewu nit ñi wala mën ngeen menacer nit ñi wala mën ngeen sonal nit ñi da ngeen di sonal seen bopp. man si laa sant mënu leen ci man ñaar dërëmu Mali soose laa comme yéen ñaar dërëmu Mali mënu leen ko ci man. mënu leen maa menacer ba ma faale ko faalewuma leen dégluwuma leen kontewuma leen loolu laa bëgg ngeen xam ko léegi li nga xam ne moom laa bëgg a wax nag mooy Sénégal mënuñoo continuer bàyyi benn groupe nit. gis naa am na ci ñoo xam ne sax naan waaye man murid laa ay murid laa dafa am des gens yoo xam ne ils sont indisciplinés te dañ leen a war a wone dañ leen a war a dénoncer ba Sénégal xam ne ñii dañoo indiscipliné dañuy saaga foowu jàmbur. oui dafa am nit ñu indiscipliné ñu xamadi ñoo xam ne dañuy saaga foowu jàmbur ñooñu dañ leen a war a dénoncer wane leen. Sénégal gépp xam ne ñii dañoo nekk nit ñu xamadi te dañoo bokk ci Ousmane Sonko. lan moo tax du ñu interpeller Ousmane Sonko bërki Dembo Njaay Ablaye Wade bi mu fi àndeek Macky Sall Ousmane Sonko taxawul mu wax waa këram yi bu leen wax dara Ablaye Wade am déet dama leen ne bërki Dembo Njaay Ousmane Sonko bi mu àndee ak Ablaye bi mu Macky Sall bi mu demee jubóog Ablaye Wade Masalikul Jinaan Macky Sall bi mu juboowee ak Ablaye Wade Masalikul Jinaan ba mbokk Ousmane Sonko yi ak ñëpp di critiquer Ablaye Wade ndax Ousmane Sonko génnul fii wax leen bàyyi leen Ablaye Wade. waa nit ñi di yekk Ablaye Wade lu nekk Ousmane Sonko sañ a génn. waa ko ne mokk fi mu toog croiser les bras xanaa il est complice s'il n'est pas complice dafa war a génn mu taxaw mu wax ne arrêté leen li ngeen di def. loolu la war a def
su fekkente ne bi Ousmane Sonko laa du ci mbir mi dafa war a taxaw mu ne leen li ngeen di def sant ma leen ko saaga sëriñ bi. mais soo ko deful noppi tey xanoo wax fi Ousmane Sonko luñ ne woon mbiliñ mbàcc rek mu jóg naaw di wax oui luñ ne woon rek mu jóg tëb takk rajo yi di wax. bërki dem moo njaay ñu xas Ablaye Wade mu taxaw ne bu leen xas Ablaye Wade waa nit ñi nit tamit di xas Sëñ Tuubaa mu toog fi mu toog pour lan mu toog fi mu toog pour lan su waxul moom complice la laa wax. te li ma waxoon dama koy waxaat yéen murid yeeg tijaan yeeg xaadir yeeg laayeen yi nekk parti Pastef su ngeen amee fulla du ngeen seetaan ñuy saaga seen pas-pas ay nit yu tekkiwul dara di saaga seen ngeen toog di seetaan Ousmane Sonko croiser les bras mel ni xamu ci dara. pour lan xam na ci dara Ousmane Sonko dégg na ko Diomaye Faye dégg na ko Birame Souleye dégg nañ ko su fekkee ça veut dire que pare ne ñooñu di saaga man maa ko wax Ousmane Sonko su génnul mu pare ne saagakat yi te nag duma seetaan ngay saaga sama pas-pas sama kilifa diine man. am na nit ñu xamade ñoo xam ne ba léegi ñu ngi continuer saaga yi am na nit ñoo xam ne ba léegi ñu ngi continuer seen saaga yi ñu ngi koy dénoncer nii de mais ñu ngi koy continuer te pourtant Ousmane Sonko mi ngi koy gis laa wax bu waxee ne mi gisu ko waxul dëgg su waxee ne gisu ko waxul dëgg moom Ousmane Sonko ci boppam laa wax su waxee ne gisul saaga yi waxul dëgg waaw man maa leen wax loolu. comment se fait-il que ay guddeeg bëccëg passe leur temps di saaga bés bu yàlla sàkk nit ñi di la ko wax nga taxaw naan waaye bu leen ko wax dara parce que Sonko la mooy kan parce que Sonko la Sonko mooy kan nit rek la c'est un inspecteur des impôts point il n'est rien d'extraordinaire lu war a mën a tax nit ñi duñ ko wax dëgg ku bañ ñu wax Ousmane Sonko dëgg bee boo nga dee dugg ci suuf si man maa leen ko wax. gis nga ku ci bañ ñu wax Ousmane Sonko dëgg deewal nga dugg ci suuf si parce que Ousmane Sonko nit rek la c'est un inspecteur des impôts point bu ñu rajee mu def politique dem candidat nekk élection jël 3e point rien d'extraordinaire waxu fi programme bu ñu waxu fi xam-xam bu ñu waxu fi loo xam ne ñun xamuñu ko. il n'est pas un messie mën na nekk seen yàlla yéen nag fanatique politique yi man du sama yàlla day wax lu leer ma ànd ak moom waxul lu leer du ma ànd ak moom day wax loo xamante ne bi d'accord naa ci ma d'accord ci mu wax loo xam ne d'accord uma ci ma critiquer ko parce que du yàlla du yonent bi yéen lay seen yàlla parce que vous êtes des fanatiques politiques oui ni mu amee des fanatiques religieux vous êtes des fanatiques politiques yéen yéenay ñan leen dara barki Dembo Njaay la nekk ngeen fi nekk génn fii 2018 bii lañ leen xam yéen ñi yor seen làmmiñ takk rajo yi 2008 9 10 bi yéen on savait même pas xamuñu leen woon man xawma ci kenn dem leen ngeen xool ba 2009 xool samay vidéo dem leen ngeen xool 2014 2015 samay vidéo fan laa nekkoon di wax bi may xeex système bi booba Ousmane Sonko dafa exister bi may xeex système bi man Ousmane Sonko n'existait pas xamu leen dara ay gone yu ndaw tey ngeen taxaw yaakaar ne yéen daal ku critiquer Sonko rek ngeen yaakaar ne c'est le demi-dieu quoi c'est le demi-dieu mel ni dafay wax yéen la bees li Ousmane Sonko li mu leen di wax nii ci yéen la bees ndax bi ma koy wax booba jege booba moom duggagul ci politique kooku na ngeen ko xam je réitère mes mots amul dara lu ma dindi ci lu ma waxoon ba ngeen xam ne man faale fii laa leen def ginnaaw gi laa leen def te ku ci am lu muy wax dafay ñëw il n'a qu'à venir régler sa problème ak man point néew ma kenn bàyyi naa la ak yàlla man am na ci ñoo xam ne dañ ma interpellé woon nag di ma wax ne woy yow da nga mel ni da nga bañ Ousmane Sonko ndax su ma yéenee Ousmane lu bon yàlla naa ko ci jiitu sama baat ci kaw lu ma ko critiqué dama leen di wax ne su ma ko yéenee man lu bon moom man plaisir ma yéene Ousmane Sonko lu bon man yàlla naa ko jiitu ci lu bon loolu pour ngeen xam ne man sama xol bonul mais nag du sama yàlla nag peut-être yéen vous êtes des fanatiques vous ne savez absolument rien bërki dem ngeen juddu
xamu leen politique xamu leen dara donc va venir rek se lever un beau jour parce que il s'est victime. Voilà, je change le système, je veux changer le système, c'est moi le meilleur, c'est moi le bon, c'est moi le... kenn gënu fi kenn gënu fi nday kenn gënu fi bàyyi kenn fii xam-xam ngay wax ci réew mi nit ñi ànd ak yow waxuloo xam-xam nit ñi dàññi ko sànni fële waaw. mais boo doonee Sonko te waxoo fi dara lu leer nit ñi ne la waxoo fi lu leer te dafa bari ay incohérence. dinaa xuus tey ci moom pour yéen ngeen gën a xam parce que xamoo leen dara su ma bari ay incohérence. li tax man ànduma ak moom gëwma ko fii la taxawoon ne dafay changer système bi wëlbati ko ànd ak bàyyi système bi mooy Ablaye Wade wala dëgg la wala ambassadeur fii la taxawoon ne damay changer système bi rek ma ñamal bàyyi ma xuus tuuti fata fii la taxawoon ne damay changer système bi ñu ne nii mu dem ànd jeeg Ablaye Wade fii la taxawoon daan ne ñëpp ñu bokk ci politique bi fii politiciens yi Sénégal yi dañ leen a war a ku leen fii ñëpp di ko dégg wëlbati ko dem ànd ak Pierre Goudiaby Atepa. xam ngeen Pierre Goudiaby Atepa l'ami de Pierre Goudiaby Atepa ànd ak Ablaye Wade ba Ablaye Wade wàcc mu ñëw ànd ak Macky Sall. Pierre Goudiaby Atepa moo indi Franck Timis fii ci Sénégal nga wëlbati ko ànd ak moom. Pierre Goudiaby Atepa mu jox financé la tuuti ci campagne bi Pierre Goudiaby Atepa yow kooku mooy loolu mooy da ngay xeex système xeexoo système au contraire dund ci système bi c'est faux loolu. Boubacar Camara mooy kan secrétaire général u ministère u Karim Wade. kan mooy Boubacar Camara secrétaire général u ministère u Karim Wade mooy kooku mooy Boubacar Camara ñaar ñooñu la àndaloon. kon les gens du système moom la àndaloon ba pare wëlbatiku di nax nit ñi naan damay xeex système bi c'est faux xeexul benn système. moo tax nit ñi war nañu delloosi war nañu dem ak xel war nañu demee leen ak seen xel yéen ñi nga xamante ne bii da ngeen di xalaat waxuma fanatique yi fanatique politique voilà le mot duñu fanatique religieux bu doon affaire diine la fanatique religieux la mais c'est des fanatiques politiques. maintenant ces fanatiques politiques laa man waxuma ak ñoom yéen ñi nga xam ne vous êtes réfléchis laa wax xalaat leen lan moo tax Ousmane Sonko ba mu dee Ousmane Sonko ba léegi nanguwul a critique Ablaye Wade ci dara. est-ce que xam ngeen ne Ablaye Wade signé na 7 contrats pétrole 7 contrats pétrole Ablaye Wade signé na ko te déggu leen Ousmane Sonko yooyu yàbbi ci wax ci 7 contrats. Macky Sall rek contrat yi pétrole bi Aliou Sall pourquoi waxut al ci mag Ablaye Wade lan lañ séq yow miy xeex système bi dem wul ànd ak bàyyi système bi signé 7 contrats. kuram mu fekkee nga fekke ko yow te waxoo ci dara ñun bi ñu caxatee suufu Sénégal fii di dagg suufu aéroport bi nguuru Ablaye Wade 23 juin bi ñuy jóg di xeex ana Ousmane Sonko anamu 23 juin ñun bi ñuy jóg di rayante fii Sénégal di xeex 3e mandat Ablaye Wade ana Ousmane Sonko anamu wax leen ma ko bi ñuy dagg suufu Sénégal tay bu njaay suufu aéroport bi ak di ko caxatee Ousmane Sonko boobu mi ngi impôt et domaine anamu lu mu ci wax lan la ci wax dara. tojaanga yi nguuru Ablaye Wade yi ñu def yépp Ousmane Sonko était présent au cœur des kon leçon de morale kii moo leen gën wala kaa moo leen gën yéen kan ngeen gën da ngeen a gën kenn gënul fi kenn système bi càllale la ñun ñëpp ñoo ko bokk buñ ko bëggee changer constitution Sénégal la ñuy changer banqaas yi njiitu réew bu ci ñëw mën a jub mais c'est faux système bi ñun ñëpp ñoo koy xeex ñun ñëpp a bañ li xew ci Sénégal ñun ñëpp a bañ système bi ñuy politique fii ci réew mi ñu koy xeex ñun booba moom mi ngi biroom toog waaw léegi ay nit ay mag yi jëmm Viviane ay des années booba yaa ngi ci sa bureau di lekk sa salaire di lekk say fonds di lijjanti say pàkk Ablaye Wade caxat te suufu Sénégal mook doomam nga toog di seetaan ba tey jii nga taxaw ne waaye ñoom et puis li gën a dangereux
nga ne Karim Wade woo na ma téléphone jëluma ko moo ko wax fii oui moo ko wax fii moo ne Karim Wade woo na ma téléphone jëluma ko téléphone c'est parce que c'est le système jamais ma ànd ak nit ñooñu jamais ay kooku ba taxaw di ko défendre naan bu leen ko wax dara Ousmane Sonko yéen ñi ko gëm yéen fanatique politique yi na ngeen xam ne votre leader n'est pas cohérent dans ce qu'il dit te loolu dañ koy wax naqa nëbbuñu ko kenn bu leen neexee bu subaa bindaat leen je suis l'ennemi de ku leen neex man jëma mi wax bi mu koy bind rapport IGE bi muy wax ne directeur Petrosen bi muy wax ne yoo xam ne détourné nañ ko kan moo ko détourné Ousmane Sonko xam na ko lu tax waxu ko parce que ba léegi li muy wax ne moom lay wone ne moom la gëm ko en réalité nit ki da ngay dëggu ci say wax waaw nit ki da ngay dëggu ci say wax te il n'est pas cohérent loolu nag moo tax su ma ko waree critiquer man duma ci xaar ma Samba duma ci xaar Jean duma ci xaar Paul dama koy wax parce que man il n'est pas mon Dieu c'est un inspecteur des impôts bu dugg ci politique point di défendre ay idéem ñun ñi ñuy défendre suñu ay idées depuis des années musuñu dépendre ci kenn dépendre ñu ci Macky Sall dépendre ñu ci Idrissa Seck dépendre ñu ci Ousmane Sonko dépendre ñu ci kenn bu élection ñëwee nag dinañ seet le meilleur profil ñu ànd ak moom suñu bopp ñun noonu la ñuy doxee mais dépendre ñu ci ay mbojo bu ngeen toog jàpp na yéen a gën a yeewu nit ñi yéen a moom nit ñi dañ leen doon leeral loolu pour ngeen xam ñu ne nii rek nii naa Ousmane Sonko la moo feeñal Mamour Diallo te taxaw fii Sénégal ne xam naa 46 milliards yi anam ana 46 milliards yi 46 milliards yi mu xamoon ci ban banque lañ ko denc anam exemple mënu leen koo wax di wax ay wax te génne woo benn preuve pourquoi on continue à croire à des gens pourquoi on continue de croire à des gens yoo xamante ne bi li ñuy wax duñ ci joxe benn preuve loolu c'est fini bu fekkee yéen da ngeen yaakaar ne Ousmane Sonko lu mu wax rek va directement à Missa loolu jeex na fii loo fi wax te indi woo fi preuve ñu boole ci nag yar moom ñépp a ko war a def ku yarawut mënuloo yar say nit ba ñu xamadi di saaga sëriñ si 24h/24 en longueur de journée di def seeni vidéo di saaga kilifa diine yi nekk bitim réew nga toog yow làqatu dans ton coin parce que ñemewoo parce que on dirait que Ousmane Sonko a peur de ces gens là oui man loolu laa koy jàppe su fekkee yow tu es une personne vraiment respectée surtout su fekkee tu es une personnalité di nga wax ak gaañoo ñi di saaga nga ne leen jóge leen fii man ànduma ak yéen jënd leen ci Pastef dàq leen Pastef mais li lay won ne li ma doon wax am na ci ku ma gis muy dagg carte Pastef am non kon ça veut dire que ni c'était réellement des membres de Pastef am na ñu ko doon weddi am na ñu doon weddi ne ñooñu duñu waa Pastef loolu lañ ma doon wax man mais je vois des gens yoo xam ne ñi ngi mer sax ci mbir mi bay naan dañuy dagg seen carte Pastef kon ça veut dire que ni c'était réellement des membres de Pastef waaw ces membres de Pastef laa nag di tympaniser nit ñi nekk bitim réew tax ñuy saaga kilifa yi li ngeen di def du jàll su fekkee Ousmane Sonko séparé wu na ci ñoom nag loolu jeex na mais su séparé wul ci ñoom chaque jour dinañu dégg chaque jour lu fi wax loo xamante ne bi indiwu ci preuve dinañu ko dénoncer te saa bu waxee loo xamante ne bi jar na dajji fële ñu sànni fële ñu dajji ko sànni fële parce que du yàlla du yonent bi ñim doon seen yàlla ñooñu seen affaire la loolu laa leen bëggoon leeral di leen wax ne loolu rek moo taxoon ñu dellu si waat tey ñenn ñi dañ ñu doon menacer yaakaar ne ñun on est là pour woy war ngaa kii war ngaa man je n'ai rien à jégaluwee dégg ngeen ma je ne jégalu même pas je n'ai rien dit lu may jégalu kenn jégalu ma kenn gis ngeen Casamance dama faa
militant la femme yu dëkk Casamance militant am ay xarit yu bokk parti réew mi yu dëkk Casamance am ay mbokki Casamance yéen ngeen di jot seen làmmiñ di wër di kii naan kii dafa saaga Casamance di fen 24 heures sur 24 manipuler ak fen rek lañ nekkee pour lan ak saaga pour lan yéen mën ngeen a taxaw fii ne yéen ay diriger nit ñi yéen gënu leen nit ñi am njàng ëpp leen nit ñi xam-xam bi nit ñi di jàng kenn xamut foo leen ne bi ñuy créer seen i yoon ak seen i parti ak seen i mouvement kenn xamut foo leen ne ngeen xëy ñëw rek lu waay wax rek bu àndut ak yéen rek ngeen ne saye kooku xamul dara lu waay wax bu àndut ak yéen rek ngeen ne kooku xamul dara Sonko la mais Sonko la ci yéen woy c'est votre affaire ñun nag ay taalibe lañu dañoo gëm sëriñ bi dañu di ay murit duñu tooñ kenn waaye ku ñu jënti kook yow duñu tooñ kenn nag man duma tooñ kenn ci sa gëm-gëm duma tooñ kenn ci sa pas-pas duma tooñ kenn ci saw yoon bu la neexee jaamul lu la neex jaamul lu la neex Tijaan bi bàyyi ko mu gëm Cheikh na Ahmed Tijaan yi bàyyi ko mu gëm Allah bàyyi ko mu am wasilaam bàyyi ko murit bi bàyyi ko mu gëm Cheikh Ahmadou Bamba catholique bi bàyyi laayeen bi mu gëm bàyyi laay yow mi gëmut ñooñu waaye jaamul sa xeer copain am déet jaamul sa xeer copain jëlal sa amul problème mais bàyyi ma bu ma neexee ma gëm sëriñ bi su ma neexee ma bëgg sëriñ bi yow jëlal saw xeer la pierre taaye ko ba mu rafet doon nit nga sa affaire la ah mais bàyyi ma man ma jaamu ki ma bëgg bàyyi ma jaamu ki ma bëgg loolu laa amul lu ma leen di wax parce que da ngeen yaru na ngeen yaru xam ne am réew du ay caaxaan Sénégal du ay caaxaan Sénégal du yow yaa dëkk fii wala yaa dëkk fee wala man xeet bii laa wala man soose laa wala maa njaago laa wala pël laa wala séeréer laa wala nangam ànd ak pël wala nangam ethnisation boobu sax dañ ko war a dindi ci Sénégal xeex affaire u ethnie ci boppam man dama ko mas di xeex ci Macky Sall laa ko tàmbalee pour ngeen xam bay wax affaire u ethnie man mun leen ma jaxasee kenn man mun leen dévier samay wax tuuti ngeen ci juddoogu leen Macky Sall ba mu tàmbalee nedd ko bandum fii laa taxaw dal ci kawam dal ci kaw Penda Ba mi doon saaga kon faalewuma keneen ak foo mënti jóge ak foo mënti dëkk soo ma amee lu may wax bu Ousmane Sonko defee dara ethniciser mbir mi ci wàllum Casamance ma su ko Macky Sall defee ci séeréer yi ma dénoncé ko su ko Idrissa Seck defoon ci wolof wala lam doon ma ethnie moo jarul ngandal ci Sénégal Sénégalu ñëpp la ñun ñëpp tey ci suba sama copain yu dëkk Casamance di reetaan quoi wallahi kii Yankhoba Sagna responsable jeunesse réew mi ak yeneen i copain samay responsable ñu ngi fa dañ ma doon woo naan ma mais saaga ka di xoolal manipulation kàcc yooyu pour lan lu ko fi jar argument wax leen ci xam-xam foo leen déggee jeunesse kàcc ak wuruj kese mais daraay xam-xam zéro programme santé bi zéro xamu leen dara lu dul da ngeen di xaar Ousmane Sonko wax ci fiscalité rek parce que comme Ousmane Sonko moom impôt rek la xam impôt TVA fiscalité député yi fayuñ impôt 1500 la ñuy fay impôt rek qu'est-ce que vous savez qu'est-ce que vous préconisez ci l'agriculture qu'est-ce que vous préconisez sur l'éducation de nos forces de sécurité et de défense dans ce pays quel est votre programme économique qu'est-ce que vous pensez sur ci apporter ko comme ci coronavirus bi lan ngeen di apporter al Sénégal mais baaxut sa aga ku bon la dafa soxor dafa bon dafa xeen Ousmane Sonko daf ko soxore c'est faux vous n'êtes que des manipulateurs vous n'êtes que des inventeurs si vous avez quelque chose dans la cervelle sortez-le su ngeen amee dara ci seen bopp bi génne leen ko ci xam-xam moo gën ngeen topp fii di wax yoo xam ne wax ñàkk fayda la am dem ba amatu leen lu ngeen wax
dem ba ngeen xam ne da ngeen a def ay burdu yu garaaw ay njombe yu garaaw nag ngeen jéem a détourner opinion bi nag naan day sax pour jël mettre leen à mal ak man pour dévier option attention yi déedéet problème loolu problème bi mooy Ousmane Sonko na yar goneem yu xamadi yi saaga kilifa diine yi. Ousmane Sonko solennellement je réitère mes propos saaga kilifa diine yi ci réew mi na nga leen yar boo leen yarul saa bu ñu xëyee dinañ la ko wax soo nanguwul wax ci loolu yow complice nga man maa ko wax. bërki dem boo njaay ngay takk rajo yi lu waay wax nga jóg wax bërki dem boo njaay lu nit ne ñàpp rek Ousmane Sonko jóg takk rajo yi ba ñu ne bi ñu attaqué Ablaye Wade nga jóg Ablaye Wade tey ñuy saaga Serigne Touba di wax ay wax yoo xam ne wax yu tegginewul la di saaga xalif général des mourides di saaga yeneen kilifa diine yi yow nga ne mukk fi nga ne mukk croiser les bras daane non ñooñu duñ ci man de c'est faux te ñu yor sa carte yow te ñu yor sa carte parti ñu yor sa carte parti di saaga sëriñ si nga ne du yow loolu c'est pas vrai du dëgg Ousmane Sonko su waxee ne ñooñu xamu leen wala parce que complice la il parraine les insulteurs sauf que le nommé je vais l'appeler le parrain des insulteurs du Sénégal man loolu lay wax waaw lii rek laa indi woon vraiment tey lu may wax jarul may guddal parce que bërki menacé pour dire que ouais yow dootoo wax yow yaa dugg ci ñun yow nii on verra ba xam man ak yéen ba 2024 ba 2024 du ma leen saaga du ma leen wax dara te lu ma leen war a wax nag dinaa leen ko wax man mënu leen maa saagaloo ku def saagawul ma saagaloo man ci xam-xam rek laay wax ak xel mu rafet ku def lu jar ma critiquer la nag mënoo ci dara ma critiquer la waaw am leen yar yéen waa Pastef yi kilifa diine yi duñ seen morom responsable yi ne ci réew mi duñ seen morom ba ñuy liggéeyal réew mi di sacrifier seen yi ana sénégalais yi dee ngir Sénégal ñu koy rey ci nguuru Ablaye Wade fu nekkoon l'étudiant Mamadou Diop biñ koy rey ci dragon noir bi fan la Ousmane Sonko nekkoon où est-ce qu'il était yéen a yor seen làmmiñ tey di wax fan ngeen nekkoon du yéen a ngi woon ci réew mi di liggéey ndax Ousmane Sonko génnoon na dénoncé bi Ablaye Wade di dóor nit ñi ak a rey nit ñi ndax Ousmane Sonko génnoon na dénoncé Ablaye Wade atrocité yi mu doon def ci réew mi bi mu nekkee président mi ngi woon bureau de toog di lekk ay fonds commun di lekk salaire am gars yi nekk ci pàkk yi voilà donc vous n'avez de leçon pas de leçon à nous donner li ngeen ñu mën a jox comme leçon mooy yar fonk seen réew gëm kilifa diine yi respecter sénégalais yi ñu respectente ñun ñëpp ci sunu biir ku ci nekk xam ne ku ci nekk patriote nga ku ci nekk Sénégal danga ko bëgg ku ci nekk Sénégal danga ko gëm ku ci nekk ci ñun ñii deretu sénégalais mooy daw ci sa yaram kenn gënul nekk sénégalais kenn gënu fi kenn ëpp fi xam-xam kenn mënu fi kenn ku ci nekk yàlla moo lay cëral di la jox li mu la war a jox te li mu la war a jox mënoo tere kenn mënul tere nga tax nga tere nga jot ci nañu warmaalante suñu ko deful nag ku ci yaakaar na yow yaa gën nit waxee lu dul man bokk loo fi wax lu dul dëgg wala lu jar critiquer Ousmane Sonko ma critiquer la voilà lii rek la ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen tuubal di leen jégalu bu baax a baax di leen jox rendez-vous prochainement dama leen doon won rek les fanatiques politiques ak benn dof bu nekk Amérique waxu dof yi mu doon wax nga xam ne dof la man jaraluma may tardé wu ci kooku vraiment parce que il m'inspire absolument rien parce que dama ko xool dama ko jéppi ba nga xam ne dama xam ne dof la il n'est même pas au courant de ce qui se passe voilà lii rek la ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp leen ziyaara di jégalu ñenn ñi dañuy yaakaar ne peut-être damay tàng ak yooyu bon tànguma mais il faut nga wax énergiquement ak ñi nga xam ne dañuy yaakaar ne ñoom moom nit ñi mais bu dul loolu je suis zen tranquille sant yàlla bu baax di leen ñaanal yàlla yéen ñëpp jàmm ak salaam di leen ñaanal yàlla tawféex di leen ñaanal yàlla yéen ñëpp ndam ci li nga xam ne ci ngeen nekk di leen wax ne continuer leen nii partager leen ma message bi ñoom nañ ko dégg dinañ ko dégg parce que fan yi xaw ma ku ñu doon tànqamlu waaye dootuñu tànqamlu ndax ñoo ko tey dégg nañ bu baax li ñu leen wax te je pense que dinañ ci jël acte li ñu war a def ñu def ko
waaw yal na leen yàlla defal jàmm nag yal na leen yàlla suturaal comme ñëpp suturaal ñu ñun ñii yal nañu yàlla aar yal nañu yàlla may xéewal yal nañu yàlla saafaraal coronavirus bi tey di ci féliciter suñu médecins yi parce que ñoom kat wax dëgg yàlla ñu jar a féliciter lañ ndaxte renversé nañ la tendance nag féliciter les forces de sécurité et de défense yu ñuy aar féliciter Sénégal gépp ndax c'est un tout xeex coronavirus du yëfu benn nit c'est un tout population bi ci lañ les médecins ci lañ sécurité bi ci lañ sapeur ci lañ ñëpp ci lañ tout boobu nag booloo googu ñu def war a def ñun ñëpp mooy mën a tax ñu saafara li nga xam ne moo di coronavirus tey ñu ngi ciy am xel mu dal parce que jamono ji nu toll nii li wér traitement loolu sant yàlla la ci temps record di ci féliciter ñëpp di wax ñëpp ne nañu suivre recommandation yi nga xamante ne bi moom la responsable yi joxe ndaxte recommandation yooyu mooy mën a tax ñu mën a pérenniser lii nga xam ne moom la ñu am comme résultat di ñaanal yàlla ñi nga xam ne ñoo fa des suñ borom saafara leen sigil leen yëkkati leen fëgg seen bopp maa ngi nuyu ñëpp di kontaan fa dëgg yàlla lii rek la ñu indi woon tey ngir échanger ko ak yéen di leen ñaan feex di dellu si ak yéen rek ci vidéo bi nga xam ne duma ci doyal audio bi nga xam ne duma ci doyal muy ci woy bi nga moom la ñu wooyee si coronavirus bi maa ngi nuyu ñëpp ñi ma mere ñi may saaga waaw Ousmane Sonko doit s'excuser publiquement c'est vrai wala mu dem seeti sëriñ si mu jégalu leen mais kenn nit di taxaw fii di saaga kilifa diine ñu la ciy bàyyi parce que yow parce que tu es qui parce que tu es un gars bu nekk am Europe yaay kan yow tu es qui on s'en fout de toi loolu rek la voilà lii daal la ñu amoon lu ñuy wax tey ñu ñëw nag jéem a xool ba xam connexion bi dinañu permettre ngeen déglu waa Express ñoo ngi leen tàggu rek di leen wax ba beneen yoon incha allah waxtaan yoo xamante ne bii war nañ ko defaat incha allah jërëjëf Viviane merci. waaw maam Ismaïla Fallou Issa waa ban bi maa ngi leen di bëggee waa ban bi kër Baay Malick waaj yéen waa ban bi yéen ñëpp maa leen di may bii Kara Malick maa ngi koy may waa APR yi di ko may waa Sonko di ko may waa réew mi waa MPS jëfa njariñ yéen ñëpp ñoo leen di bëggee ñoo bokk Sénégal waaw jërëjëf ñoo ngi nuyu ñëpp Asie Amérique continent yëpp Brésil Argentine fàttewuñu leen ñoo ngi leen di ñaanal yàlla waa Amérique du Nord sunu mbokk sénégalais yi fa nekk di am jafe-jafe di wàññeeku ci corona bi yàlla na ko fi yàlla yamale ñu ngi leen di bàyyi xel waa Europe Italie France Espagne Portugal Allemagne ñu ngi leen di bàyyi xel leen ñaanal yàlla sutura ak teranga yàlla na ko fi yàlla yamale waaw waa Asie muy Chine ba ci jëm Corée du Nord Sud waa Moscou ñoom ñëpp waa Afrique waaw ji Mali Côte d'Ivoire Ndiasse maa ngi lay bëggee ndeysaan frère Ndiasse Guèye ci Côte d'Ivoire maa ngi lay bëggee waa Maroc Tunisie Algérie ñëpp africain yëpp Nigéria Ghana Afrique du Sud te ñëpp ñu ngi leen di bàyyi xel yal na leen yàlla suturaal yal na leen yàlla sàmm mbokku sénégalais yëpp waaw jërëjëf wan loo am na ni ziar bu baax leen bëggee waaw ambassadeur jaajëf waay Viviane waaw dégg nañ la jërëjëf merci Pape Malick wow, llegaste tarde pero bueno ya hemos dicho lo que teníamos que decir. Era para dar algunas precisiones en ciertas personas gentuzas que estaban diciendo barbaridades y volver para dar unos y aclarar más o menos
lo que estaba diciendo una persona que está en Estados Unidos y un grupo que estaban pensando, pretendiendo que son los mejores, que son los grandes, que son los primeros, y resulta que lo que están diciendo son solamente mentiras, injurias. ¿Cómo puede que pretenden dirigir nuestro país insultando a nuestros jefes religiosos, insultando nuestra fe? Son malos, son gente muy malos. Pero muchísimas gracias para todos. Jërëjëf One Love, jërëjëf yàlla na leen yàlla defal tawfeex yéen ñëpp jaajëf. Ndeysaan